Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii fas yéene am jotaay waxtaan ak Serigne Moustapha Sourang nekk ñoo ngi fii fas yéene amal jotaay waxtaan ak Moustapha Missiré ci li nga xam si ne moo nekk actualité ci jamono ji muy immigration clandestine xam naa bala may sori ci kàddu gi sax dama koy jox mu nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëñ Moustapha Missiré maa ngi lay nuyu di la ziar. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am di tarixatul muridiya ñaan sunu borom may ko fan wu gudd lool tam ànd ko wér noonu la ñu siyaare mboolem kilifa diine yëpp di sant bu baax a baax di nuyu mbokki Rafah TV yëpp di nuyu Serigne Mourtala sunu wala réew yàgg di leen sant bu baax a baax it ci déplacement gi ngeen déplacé ñëw ci man ngir ñu seq ay baat ay wax ak laaj ak tontu jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha ci nuyoo bu am solo boobu nga xam si ne nuyoo nga ko ñoo ngi lay fay nuyoo sëñ Moustapha jamono ji nekk nii li fi nekk di lëmbe mooy immigration clandestine ndax mën nga ñëw dikkat ci lan moo pousse xale yi à ce que ñoom ñuy def loolu nga xam si ne mooy immigration clandestine nag mu ci fàttali maanaam mu la ko tënkalee ci wolof mooy ñi nga xam si ne dañuy dem bitim réew ci di jël gaal di aw ci yoon goo xam si ne nekkul yoon bu légal sëñ Moustapha loolu lan moo pousse xale yi à ce que ñoom ñu koy def ci jamono ji de mu mel ni dafa gën a bari sax lan moo ko. waaw jërëjëf immigration clandestine mooy xale yi nga xam ne dañoo jóge ci réew mi mel ne dañoo jël gaal dem bitim réew ngir dafa wuti lu ñu suturloo xam nga jamono dafa soppeeku ndax bu njëkk en général 80% ci ñi daan jóge ci réew mi daan tukki ay mag lañu doon te mag ñi booba xale yi ni bàyyi ginnaaw yépp seen bëgg-bëgg li muy rëy liñ daan am mi ngi woon nag seen bëgg-bëgg te liñ gëmoon mooy dem ci tool yi bayi bu noor bi jotee ñu jël lañ am cim koom demaat ci taax yi ngir yaxantu ngir dolliwaat seenum koom liñ ci daan am booba liñ ci man mooy jënd fas jënd ginaar jënd xar ngir seen économique desaat ci biir dëkk bi léegi nag bu njëkk mag ñi amuñu woon vision wu exploiter wala investir dara looloo waraloon nag ndaw ñi itam seen xel demutoon ci loolu léegi nag dañoo dem ba nouvelle génération bi ñu ñëwee ñoom ñoo ñu indil bitim réew nu mu mel mooy da ngay dëkk ak nit ci koñ mu nekk ci situation yi difficile xëy jóge fii dem ci mbënn mi léegi nag jéem faa am dara ñëw jënd kër ci koñ bi kooku mooy influence ñi mu dëkkal toujours booy wax ak moom danaan la ñëwal parce que fii jàmm ngi fi influence boobu nga xam ne ñi jot a dem ba yegg am nañ ko ci ñin bàyyi ginnaaw looloo waral mbëkk mi kii commencé woon na jamonoy Abdoulaye Wade mais buñ gisee ci régime bi fii ñu toll ni ci jamonoy Macky Sall ni mu ci toll mooy problème am na problème bi mooy dañoo jóge ci crise bu métti mooy couvre-feu état d'urgence ak confinement bi sénégalais yu ci baree bari perte seen liggéey ñii dañoo defoon ay prêt ci banques yi ñii dañoo bàyyi woon dajale woon seen stuut ñu tëj leen 4 mois ci barab 4 mois joxoo nit ku lu mu lekk joxoo ku lu mu liggéey non seulement nga ne ko tëddal heure di yeewu heure kooku boo ko aayee liggéey rek handicap nga ko loolu waral ñu bari amatuñu ay moyens te boroomi famille lañ ndax fi mu ne jamono ji dafa toll foo xam ne gone yi daf ci bari gone yi am jom daanaka génération yi ngay gis 20 koo ci gis mu am fanweeri at ñaar fukki at ak juróom rek samp na kër am na jabar am nay doom mi ngi créer famille kooku non seulement bu ko kenn wut ci njabootam rek bu handicapé yenn handicap mën na ko yóbbee lu bari loolu waral image bi nga doon gis ci dëkk bi ay chauffeur yu sañ ci kër doon ay responsable takk seeni permis de conduire di yelwaan ak situation fi mu demoon nit ñi di toll ci di dugg ci taal dëkk bi non seulement ngir teggi ndigal loolu dëkkin wu métti moo koy def ci doomu aadama léegi nag foofu situation bi toll ci Covid bi li mu def loolu moo yokk wàllu immigration clandestine yi ak yu bëree bëri yoo xam ne mi ngi ci kanam xëy na booñ ci laaj danañ ci mën a tontu incha allah. am na aussi li ñuy wax pression sociale maanaam waajur yi léegi dañuy jël seen doom yi teg pression seen kaw xoolal doomu diw bi moo tabax lii moo takk soxna moo def lii moo def laa loolu aussi am na ñoo xam si ne comme ni nga ko waxee sànq am na ñoo xam si ne dañoo am jom kàddu yoo xam si bu ñu ko déggee day tax ñu dugg ci nag sudu noonu waaye loolu aussi ndax loolu aussi doo ci dikkaat gën ko leeral ñi nga xam se ne ñooy ndaw ñi jël gaal ñi ci jamono ji. waaw xam nga problème boobu moom problème mu wërsëg la benn waajur waru ci posé nit ci defal lii ndax diw am na nangam parce que yàlla bu bindee doomu aadama kenn ku ne moo ñaale na ko ak wërsëgam ki wërsëgam nekk Italie moo xam muy jël avion wala bateau wala dugg ci gaal yi kooku fokk mu jëli wërsëgam
nit dem na Europe doon ndaw dem fa ba màggat fa ñëw indiwul dara buy dem dañ koy daggal bi buy ñëw dañ koy daggal bi parce que loolu ci problème wërsëg la nit ñi nag day am loo xam ne destin lay doon ci nit yàlla mën na laa bind ne la pour nga am dara il faut nga jaar ci gaal yi mooy ñi ciy jaar di dem ak ñi ciy jaar di ci dem man xam naa ci fukki nit ak ñett ñu ci faatu ci gaal yi kenn laa ci xam ko jàll ci mbëkk mu bees mi fukki nit ak ñett ñoo xam dama leen a xam ni ma xamee sama juróomi baaraam yi ci ndox mi lañ des ñoom ñëpp ku ci nekk ñii bàyyi nga jabar amagoo doom ñi bàyyi nga jabar bàyyi ay doom ñii amagul sax jabar ay xale yu ndaw ñoo xam ne dañoo bëgg a nekk dara ëllëg dañoo gis seeni morom di tekki di am dara ñoom loolu moo leen poussé bañ dugg ci yeneen yi mais nit duggut ci gaal ngir xaru ndax am ndox ak ni mel nit teg ci aw dénk rek na damay dem kooku c'est-à-dire que ne ba muy dem am na leneen lu nekk ci bopp bi lu bokkut ak dem rek ngir des ci ndox mi wala nangam bàyyi na ndey bàyyi famille ak njaboot bëgg na leen a satisfaire te non seulement li muy am ci biir dëkk bi place bi mu nekk secteur informel bi métier yi ñu yoree créer tout loo xam ne mën nga cee denc ngir suba mën na la prévoir dépasse tey nga mën a dund mais pour mu mën la satisfaire ba nga mën a denc dara ngir créer dara sa famille ak sa njaboot sa loolu mooy problème bi looloo waral nag gone yi di dugg ci yi nga xam ne moom lañu dund ak nga am waajur am yéene teral te li ci sa loxo mënu koo teral da lay prouver boo gisee kuy teral waajuram da ngay jàpp ne yow kii fi mu jaar ba war ko def rek foofu nga war a jaar daanaka yooyu mooy indi problème yu baree bari mais nag buñ ci àndee ko daal te xam ne yàlla pare na ci lépp rek daanaka yooyu yëpp mën na ci lépp. mu mel ni sàcc nga question bi nga xam si ne moom laa waroon a poser sax muy lu jëm ci wàllum conséquences yi bien vrai que ne bari na ndaw yi nga xam si ne ñoo ngi dem ci géej gi di ci des bari na yaa naa am pagaille mais tamit loolu taxut ba tey ñi nga xam si ne ñooy ndaw ñi benn yoon ñu ragal li nga xam si ne mooy géej gi tey nii boo leen génneloon 1000 personnes yoo xam si ne deseet nañ ci géej gi suba boo leen tegalee gaal ñu jël ko dem loolu aussi nga dikkal ñu ci wàllum conséquences yi nga xam si ne moom lay jural ñi nga xam si ñooy jël gaal yi. waaw xam nga loolu li ko waral mooy ñi leen war a taxaw c'est-à-dire que ne état du Sénégal yi mooy responsabilité bi ci nit ci population mooy gone yi bu ñu waree jàng da nga leen war a wutal école yu baax yu ñu jànge war leen wutalum xëy war leen wutal problème santé ak sécurité ak ya ci aju bu fekkee nag préparé ñu gone yi ci problème mu créer emploi loolu moo waral lii bu fekkonte ne état tey ji créé na loo xam ne xoolal àll bi nu mu toll ndox mi nu am tey ji naaj wi ñoo ko moom lépp tey ji créé wuñ dara loo xam ne gone yi mën nañ cee jàpp ba mën leen a créer minimum benn salaire u 100 000 francs wala 125 000 gone yi dem ñëpp amuñu ci loolu jàpp boo xoolee sa doomi réew nag lu mat ñetti téeméer wala juróomi téeméer nit ñu faatu ci lu matul ñaari weer lan mooy seen problème amuñu ci lu jàpp loolu problème la kon gone yi sànkuñu seen bopp ñi leen yilif te war leen a jàppale ñoo leen seetaan nañ mën a am ab taxawaay ba tabax autoroute 416 milliards tabax terrain tabax centre Abdou Diouf tabax stade Arena Dakar Arena arène nationale ak terre bi buñ prévoiroon ci gone yi pour ñu liggéey rek mën nañoo liggéey bu fekkoon te tey ji favoriser nañ mbay mi la majeure partie ay baykat lañ mën nañoo dem bay mais ñu favoriser ko ba nga xam ne kiy bay dana sawar pour bay waaye dana sawar ci bayee ku mu koy jaay ba nga xam ne chinois yi étranger yi duñ ñëw di jënd gerte yi tegal la prix bu ëpp bi la état di tegal wala baana yi ci dëkk bi ëpp la état lu muy jënd gerte gi loolu bokk na ci li tax gone yi décrassé wu ñi ngi liggéey am nañ jom mais dañoo mënta am ki la war a accompagner ba nga xam ne boo liggéeyee am nag bu la seetaanee loolu waral jafe-jafe ba nga xam ne gone yi dañoo gis ne toog ci réew mi arrangé tudde mais ñun ñi ngeeg loo xam ne ci réew mi réew yu bari gone yaa ngi fa jëm amuñu ko am nañ pétrole am nañ gaz am nañ fer am nañ phosphate am nañ or ci Sabodala lii lépp boo ko amee te mënuñoo jëriñu ci saw réew kon orientation bi dafa des daal état dafa seetaan ay doomam ci lu baree bari lii lépp bokk na ci li ko waral confinement bi nag dafa ñëwoon gën a kalaate yëf yi nag loolu waral. foofu nga daaneel foofu laa yëkkatee muy état bi moom dëgg la xëy na war na métti ñi nga xam si ñooy ndaw ci condition yoo xam si ne normal na defut loolu dégg naa sànq nga wax lu mel nii dugal fexe ci taxaw ci njàngum xale yi ba mu gën a dëgër ba xale yi njàng mu dëgër njàng mu aw yoon loolu amut waaye nampes teewut am na ay nit ñoo xam si ne ay soi-disant ñoo xam ne dañ leen di wax ay intellectuel teewut ay enseignant wala étudiant ñoo xam si da nga leen di gis ñu jël gaal gi pour dem bitim réew rien pour dem bitim réew loolu am na loolu yëpp bi mu amee ñiy dee ci géej gi bari na ba ñu préparé sax journée deuil national su ma juum vendredi bii di ñëw la lu ca ba léegi déggoo benn yoon ki xam si ne mooy njiitu réew mi nga xam ne mooy nekk cause principale moo nekk autorité bi nga xam si ne moo war a lépp lu jin nga njaaga ca moom mooy njaag muy na ci pataaral waxu ci yéeyu ci yàbb ci loolu tamit ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga mooy li ma wax léegi mooy taxawaay bi état war a am ci ak njabootam nga xam ne ni mu amee responsabilité gone yi buñ demoon ba yegg mu am responsabilité jëli leen ki ngay dem di ko jëli ci réewum jàmbur boo ko dugalee sa réew ci lu muy jàpp
kon état lépp moom conséquence bi lépp ci boppam lay del bu doomi réew mi faatoo ay doomam a faatu buñ amee suqali ko ay doomam mais est-ce que moom mi ngi gis loolu. effectivement mi ngi koy gis parce que mi ngi am ay. mi ngi xam ne fi mu toll nii xale. mi ngi am ay renseignements généraux ci àdduna bi yëpp lépp mi ngi koy xam na nombre de personnes yi faatu ci géej gi d'ailleurs gis nga marine yi nañ def bu yàggut di sauver ji ay nit jël seen gaal mbëkk ba gaañ ci daanaka lu ëpp téeméeri nit. est-ce que loolu sax defuñu ko par exprès. waaw déggoo man la loolu mooy conséquence bi nekk ci ñoom ndax ki la war a wàllu war laa sauver ñëw ci géej ngir war laa sauver dawal gaal ba ne la xuy minimum mu rey ca lu ma téeméeri nit kon c'est-à-dire que loolu responsabilité la boo xam ne état la état nag ni mu war def man mii li may doon ndaw defoon naa programme boo xam ne état mënoon na ci jaar pour régler situation dama defoon chaque année 45 départements mu nekk Sénégal 557 communes 14 régions chaque année département bu ci nekk 2 milliards boo ñëwee département Mbacké bàyyi fi 2 milliards doo leen jox 2 milliards rek dem da nga fiy bàyyi sous contrôle ñoo xam ñooy contrôler loolu département Mbacké 2 milliards yi bii day jëm ci santé bii jëm ci sécurité éducation fexe ba nit ñi am lu ñu soxla benn milliard doy jóg ci wàllu formation yi ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ñi dañuy bay ñi dañuy ràbb ñi dañuy nàngam ay intellectuels la comme ni nga ko waxee ñooñu milliards yooyu dafay desaat bu ko defee département bu ci nekk day am résultat te danañ mën a créer emploi ci biir département bi ki mën a bay dana am fond ki nga xam ne bay na pare dana xam ne mu def mbayam mais ki yor beneen métier bu dul mbay dana am ci lu mu jàpp waaw. mu mel ni jafe-jafe bi yemul foofu ndaxte bu dee ci ñoom ñi nga xam si ñoo nekk autorités yi ba léegi moom gouvernement bi nga xam si mooy gouvernement Macky Sall ministre ya fa nekk tey ña nga fa nekk tey à vrai dire du ñu nëbbante dëgg bu jotee dañ koy wax ña nga fa nekk am ñoo xam si ne doonuñu dara ci ñoom nekk ñu liggéey ci état wala dee bu de ba sore gel la nekk ci ñoom ñu leen jox ay visa ñuy dem fu leen neex di dugg fu leen neex di génn fu leen neex ndaw yi nekk fii bu ñu soxlaa visa bi ils sont tous les problèmes du monde pour ñu jot ci visa boobu loolu aussi lan moo ci sa xalaat. état moo bindoon mooy état xamul farata état moo bindoon noonu xamul farata c'est-à-dire que da ngay gis malade boo xam dana nekk ci réew mi dañu yegg ci di ket pour génn ko mu dem bitim réew faju ji wala ñuy yegg sax ci di ko yelwaanal ba mu xëy non seulement faatu boo demee ci margo yi ñaata nit ñoo fa tëdd ci ay ñàkk ay moyens état xamul farata lim xam mooy homme politique bu rëy làmmiñ am nga base politique wala am nga nangam relation état kooku la xam mooy passeport yi ngay wax nii ak visa yeeg passeport diplomate yi xam nga bu njëkk passeport diplomate dafa am critère nit ku ko war a yor ku diplomatie koo xamante ne war naa yor lii léegi yegg nañ ba ci léegi boutique yeeg commerçant yeeg ñëpp yore passeport diplomate moo tax man la état xamul farata dafa xamul farata bu fekkoo xam na farata prioritaire ci nit mooy yow boo feebaree rek dem ci hôpital léegi faju gratuit boo mënta faju gratuit ñu subventionné ko boo demee tey ci hôpital Jannatu bi ticket urgence 5000 francs doo ko fa fekk pédiatrie xare bi am juróom-ñaari at ba jëm fukki at ak nangam doo ko fa fekk ticket 4000 loolu mooy farata mais bu fekkonte ne subventionné woo defoo pañ moo xamante ne lu yomb la say doomi réew nekk fi liggéeyoon problème day am moo tax man la état xamul farata dama jëlale ci problème mu visa yi ngay wax ak passeport yi mais yeneen yi nga xam dañ koy jël nommé nit ki di ko fay ci alal li réew mi koo xam ne du jaar barab yam nekk te ñu defoon audit yooyu ay emploi fictif salaire yoo xamante ne du fa dem du fa yónnee tànkam du fa tegu bu weer bi dee mu dem laaj xaalisam ci état bi ñàkkut a xam loolu xam na ko dane patt pataaral yëyut yàbb ci loolu am na fu mu lay gérer mën na la def chargé de mission wala mu dugal la foo xam da nga am salaire booy dundee mais sa niveau mayu la ko de mais li la ko may mooy da ngaa bokk ci nag wi boo mënta am ci ndawal gi di foog nga laal ci boutique yi wala dara mooy yooyu ñu lay musal non déggoo moo tax man ah mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nit ku ci nekk fa nga xam si ne moom la mane nañ ko teg foofu dañoo war a bàyyi gouvernement yaa ma neex ñoo bokkoon classe sama gorolo ñeñe yooyu c'est à éviter loolu suy lu boo gisee Sénégal bi métti loolu moo ko waral. moom métier da ngay bëgg ba régime bi faloo nga am dara la ngay am nag loolu nga jàpp ne mooy pouvoir bi loolu tax man loolu jugagul Sénégal parce que yow boo doon ab leader politique yi ànd ak ñoo xam ne amuñu niveau amuñu diplôme amuñu dara boo faloo doo leen seetaan am nañ financement chargé de mission yi poste fictif yi yooyu yëpp mi ngi fi loolu waral ma ne la xamul farata mais bu fexe woon ba nit ki garder dignité d'abord jéem a dem liggéeyi am dara lii yëpp ma la wax dafay jóg te loolu pour ñu def ko yàggut benn 1 an rek boo ko accéléré woon gone yi jàpp ci dara kon dootoo dégg affaire mbënd problème bi day daal jeex takk programme bi ma waxoon par département 2 milliards chaque département bu ne 2 milliards 45 département moo fi nekk waaw dëgg am na lu ko ëpp ñi ne quelques milliards la def ci Covid bi séddale Sénégalais yi ceeb 60% yi gisuñu ceeb
60% ci Sénégal xamuñu nu ceeb mel léegi ñii demoon ci mbëkk ma koo ci laaj danaan la mën naan la ceeb sax dugg na sama kër mais aw ma lu ceebu kese kenn du ko lekk ceeb day ànd ak xaalis bu dem dépasse jënd ay lujum ak nangam ceeb ànd ak soom bi ñu toll ñu fu ñu lekk soom bi quand même bu ànd ak suukar programme bi moo baaxut dañoo essayé ci loolu mais mënoon nañoo fexe ba nit ñi dem liggéeyi tijji porte ñu dem liggéeyi nga créer gone li emploi ñu dem liggéeyi soxlawul ngay séddale ceeb wala dara adduna sépp gisoo fi ko séddale ceeb ñun rek ñoo am problème bu jafe-jafe amee rek mbënn sax ñu tibb ceeb yéen la problème boobu ñun rek ñoo ko des mais mën nga fexe ba nit ki jot boppam ba nga xam ne bu soxlaa ceeb da koy jënd mais doo non seulement doo ko sarax waaw moo gën a yaakaar waaw. loolu yëpp jafe-jafe yëpp bu amee. naka la ñu war a def solution. mais malheureusement loolu yëpp jafe-jafe yëpp bu amee naka la ñu war a def à ce que ñu trouver ay solution muy ci ndaw ñi muy ci état bi mu jëriñ leen une bonne fois pour toutes. yii yëpp moo la ko waraloon nga tànn ko. élection législative bu ñëwee yow yaay tànn député bi élection locale bu ñëwee yow yaay tànn maire gox yi élection conseil départemental yi yow yaay tànn man du ma jël décision di tànn ba pare tànn nit koo xam te ci critère ak ay valeur ma toppaat ci moom di daw kon ndaw ñi am nañ responsabilité. les politiciens sont des trompeurs mën nañoo dikk fii di faire semblant déterminer un plan bien déterminé tegal la ko mais au bout du compte doo gis benn résultat boo xam si ñoom. oui ma élection yi génn dama joxe woon sama bakkan pour gën a ñu mucc mooy ma changé leen régime bi fi nekk ma jàpp ne loolu képp mën a régler solution mais malheureusement dégguñu ma boo dee wax duñ la dégg tey boo waxee ñu dégg la parce que ñu ngi dund conséquences yi dañ leen waxoon ne lii dana am tey dégguñu ma man ba falaat Macky Sall ñu ngi dund conséquences yi. man en 2012 gis naa benn gars ci jour élection yi ci ngoon la taxaw ne man woteelu ma Macky Sall ñu ne ko lu tax woteelu ma Macky Sall mu ne damaa xam ne su ma ko woteelee bu nekkee au pouvoir sénégalais dana nekk di souffrir. ci boobaa su fekkee ne man votel naa ko danaa bokk ñi nga xam si ñoo tax ñuy souffrir moo tax voté lu ma. mbënd mi am Rufisque ñuy jooy ñëpp foofu Macky ko gañe dañ ko woteel massivement dañ ko woteel bu baax a baax te pourtant ñoo mujj dar seeni nopp di jooy looloo tax man la am nañ responsabilité jeunesse bi am nañ responsabilité ci élection ci électoral dañ ci participer lu am doole kon am nañ responsabilité ci réew mi bu fal ak folli jotatee ñu wane ci seen bakk teg ci seen bakkan pour xam kan la ñuy dénk seenu réew. ba bu ëllëgee même buñ mënta ñàkk jàmbat ndax jàmbat moom mënta ñàkk même buñ mënta ñàkk jàmbat du leen yóbbu fii. waaw mais bu ñu amee li ñuy bëgg bu ñu ci amee duñ jàmbat suñu jàmbatal c'est parce que am na loo xam si moom la ñu war a. ci doxinu jamono nga am li nga bëgg jafe na mais mën nga am it aussi lu la satisfaire waaw moo tax man la mën nga am lu la satisfaire loo xam ne nag boo soxlaa fukk mën nga am juróom-ñett ñaar yi nga des mën nga ko muñ mais boo soxlaa fukk amoo juróom-ñett doo mën a muñ dara looloo waral problème bii di am gone yi yegg nañ sax ci xaru Sénégal yegg nañ ci di xaru rey seen bopp di taal seen bopp nit ki nag bu demee bay dugg ci gaal di dee di rey sa bopp di xaru lu ne ñu di ko def nga mën a gis koo xam ne nekk na ci problème boo xam ne mën naa violer nit léegi teq paaka rendi jàkkaarloo nit ni ko jàm paaka rendi situation yi dafa toll foo xam ne gone yi antuñu ak seen sago il faut que état bi taxaw ci seen programme 1 an 2 ans yoo xam ne programme am bépp ci ndaw ñi la war. mais attention foofu aussi dana ma permettre ma dugg ci beneen domaine wala beneen sujet muy lan. gis nga ñi ngi wax invité pour à ce que ndaw ñi ñu bàyyi di jël gaal mais gis nga bu ndaw yi bàyyee gaal yi ñuy jël ci jamono ji ça serait am na loo xam si ne moo gën a pire te ndaw ñi ci lañ jëm da nga gis fii ba cegul pardon may ma tuuti ma ñëg mooy ndaw ñi dem ci gaal yi man personnellement xam nga parce que bu ndaw ñi demul ci gaal yi agression day ñëw sàcc day ñëw lu ne dafay ñëw rankeñe boobu day mujj am ci non seulement ci biir nit ñi ba lu ne mën naa xew kon ndaw ñi dem ci gaal yi ku yàlla tudd ne da ngay dem ñaanal ñëpp mucc mais loolu mënta nekk parce que li ci faatu bari na ñi ngi jaale dama profité wu ci occasion di jaari seeni famille non minorité bu néew ci dem li ci faatu ëpp gaal bu yëpp téeméer boo demee doo yóbbu 20 personnes li ci faatu ëpp fopp ba nëgëni état du Sénégal waxagut bilan li dee ci géej gi du ci mas a wax parce que li dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll fi mu ne koo gëj a gis mën naa des ci ndox mi li ci faatu ëpp bu doonoon téeméer laa la wax juróom-ñett fukk yëpp ñu ngi ci biir ndox mi minorité bu ndaw ñoo jàll te ba nëgëni état dafa guddaandu compte taxawagut ku bokk ci état taxaw leeral lii te li faatu ëpp te ba nëgëni kenn waxagu ci mottali wuñ sax waxtaan. jafe-jafe yooyu yëpp am na dal ci askanu Sénégal waxu ci defu ci moom mi ngi ci nekk ci politique di karang-karang ba ci biir loolu sax ci jamono yi passé récemment nii am nañ benn leader politique boo xam si ne moo tudd tur bi Idrissa Seck
xëcc na ko dugal ko ci gouvernement bi. non gouvernement Idrissa Seck mu dugg ci gouvernement Macky Sall moom man damay ànd ak man maay ki njëkk a jug damay ànd ak Idrissa man maay ki njëkk a jug ci Touba apprécier ko bi ma koy wax nag jaaxaloon nañu bari mooy nu Idrissa Seck mënee taxaw bañ ba mu yàgg mu nangu mais nag ci ay principe politique day am fu mu toll daa am fu mu yam bu nekkee ci diggante xëccoo dañuy xëccoo mais réew mi bu nekkee ci situation ay doomam di faatu ngir kiris da ngay ñëw joxe sa xam-xam. waaw damaa yaakaar ne Idrissa Seck dafa dem foofu ngir jàppale ko wala ngir joxe xam-xamam moo tax mu dem mu fekk rejoindre Macky Sall. ñëw ngir joxe xam-xamam xam nga du rejoindre maanaam jàppale mooy transhumance man maa ngi ci parti Rewmi ba nëgë ni Idrissa ngi parti déggoo kenn ku ne la jógee naa ci parti Rewmi maa ngi APR. ah ok yaa na am pagaay yoo xam si ne demuñu APR sax mais dañoo bàyyi Idrissa Seck bàyyi. c'est-à-dire doo gis koo xam ne si ne ci parti Rewmi la bokk mu bàyyi ko dem APR. non du loolu mais tamit am na ñoo xam si ne mais am na ñoo xam si toll nii dañoo bàyyi Rewmi ak APR ñaari parti yëpp dañ leen a bàyyi. rien que pour que li xam si Idrissa Seck dem na fekk ñeent. Boubacar Camara lu tax mu bàyyi dem ci Macky Sall Ousmane Sonko àndut ak Macky Sall coalition ba daa mujj tax sax moom bàyyi Boubacar Camara jógee ci Ousmane Sonko dem rejoindre Macky Sall waaw kon xanaa kon bàyyi moom du am fenn Macky Sall lu tax mu bàyyi Abdoulaye Wade Idrissa lu tax mu bàyyi Abdoulaye Wade Pape Sambou lu tax mu bàyyi Abdoulaye Wade Madické Niang lu tax mu bàyyi Abdoulaye Wade politique noonu la. kon daal yëf yi wopp mag la fépp ay métti. ay gis-gis ñooy ànd ba mu yàgg dootuñu ànd politique moo toll foofu Abdourahmane Diouf porte-parole parti Rewmi bàyyi na boobu Idrissa ànd ko tam Macky Sall man maa ngi ànd ak Idrissa ba tey laa gën a am confiance ci moom parce que dama jàpp ne situation bu tollee fii Sénégal yépp di am problème man ma am ndam ci kaw Macky Sall ndax dama ne woon Macky mënu wër ci Touba gépp na mënut yàlla may ma ci ndam ma gañe Touba Idrissa Seck gañe Idrissa nag Macky Sall bu demee ba xam ne Idrissa Seck moom gañe na dem nañ ba élection yi jàll moom moo jël deuxième ci opposition bi mu ne ko grand frère programme bi nga yor kat baax na kaay ñu ànd tabax réew mi yow bu la ko Macky Sall waxoon na nga bañ. man du ma ko fekk man. Macky Sall dafa indi sa xam-xam ñu tabax réew mi nga bañ. non loolu erreur la parce que yow da ngay sacrifier réew mi sacrifier yow. mais moom mi nekk nii moom mi ngi sacrifier réew mi nii que su ma wooyee ma dem damay ànd ñi sacrifier. da ngay indi solution boo xam ne dootu sacrifier. da nga yaakaar idée dafa dem pour yóbbu solution da nga yaakaar dana fa joxe solution. avancé tuuti rek waaw dégg nga man nañ avancé tuuti rek loolu moom bu ñu avancé da nga xam ba xam Idrissa dafa ànd ci pour réew mi sacrifier wala dafa ànd pour defar réew mi loolu mi ngi suñ kanam man loolu laa ci mën a wax mais tey laa gën a renouveler sama confiance ci moom man maay ki njëkk a jóg ci Touba d'accord te tey jii laa gën a d'accord te man na maa layal it li mu wax parce que bi mu doog a dugg ñëpp dañ doon jabali sa naan Idrissa nee na au conseil bi da koy tas nangam ak nangam non dafa wax ne au conseil bi dañ ko war a tas conseil économique social environnemental ak au conseil bokkul de conseil collectivité territorial bokkul ak conseil économique social environnemental au conseil la wax dañ koy tas mooy li Aminata Mbengue Ndiaye jiite loolu mandaam jeex na sax moom bokkul ak conseil économique social environnemental mooy li Aminata Touré jiite woon bee yàgg na bii yàgg na mooy conseil économique social environnemental bee Macky Sall la ko tegoon joxoon ko socialiste Tanor da ko jiite woon mu ñëw mu jox ko Aminata Mbengue Ndiaye bii ci jamonoy Senghor CRAES bi nga doon dégg ci Mbaye Sakh Diop lii moo ko indi. waaw mais Moustapha noo mën a amee yow nga sa biir équipe nga am fa sa benn Mourtada Fall match bi bu amee day dugal match bu dikk mooy ma lay permettre nga gagné wopput demut tànkam dara jotu ko nga dikk remplacer ko ak benn Samba Sougou Ngay boo xam si ne ba nga nekkee di xeex wala bu la masan daggal saaga Mimi Touré mi doon taxaw défendre jàkkaarloo ak Idrissa Seck tey mu jël ko dindi ko foofa dugal fa Idrissa Seck. loolu moo ko waral mooy sénégalais yi ñoo weddi Mimi Touré da nga may déglu wax la non xam nga tax sénégalais weddi Mimi Touré daf doon wax Mimi Idrissa baaxul sàcc la trahir la moom Ablaye Wade yam lu ne wax na ko élection yi dañ ko fal deuxième dañ ko yóbbu 20% kon sénégalais ñoo weddi Mimi du problème mu Macky Sall Macky it bu demee ba xam ne ñi mu àndaloon fii réew mi toll ci situation ñoo ko fi teg privilégié na leen jox na leen lu ne te réew mi avancé wu bu gisee ko toog fële xam-xam danaa ko kaay ñu liggéey Idrissa dugg nag moo sacrifié ñooñu dugg Idrissa ci gouvernement bi moo sacrifié ñooñu parce que Idrissa ñoom xam nañ ne bu Idrissa ñëwee ci gouvernement yi changé. il ne changera pas la situation. Macky Sall dana xëy rek sacrifié Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne Mimi Touré Mokhtar Cissé Omar Youm ak Amadou Ba ci gratuit noonu rek ci lu dara xewul
waaw loolu nag mooy question bi nekk suñ kanam nañ bàyyi ba résultat am tuuti rek loolu dafa teel. mais ñooñu aussi da ko def fi faire semblant rek. da ko fi def faire semblant rek mais nekkul dana génne. ah du mu am baas ba Ali Saleh Diop lañ fa fal ministre de l'élevage ci Idriss Seck la bokk loolu loo ko teg Yankhoba Diattara fu mu dëkk Thiès dañoo dàq ka fa ne woon fal ko moom te dañ ko daan gañe Thiès Aïssata Tall Sall Omar Sarr ku dàq Mokhtar Cissé dàq ñooñu ñëpp fal sa ñoo xamante ne leer na la ñii ay borom xam-xam la mais réew mi est-ce que duñu xalaat ci loolu lu tax Macky Sall tànn ay cadre dàq ay cadre réew mi ci loolu lañu war a xalaat Aly Ngouille Ndiaye ca Linguère ku mën a ñëw jël postom yëpp bàyyi ko mën a cundum ne du mu def yaramu nen comme sama classe ji tey di xuloog man ci saaga boobu mi ngi ci régime bi Aly Ngouille Ndiaye ministre dama ko envoyé woon message ne ko bis dana ñëw nga yem ak man da nga naan du mu aw kayit képp la tax a am dool day xëy remplacé la ana mu tey pouvoir boobu jeex na nekk ministre de l'intérieur di menace def lu la neex ana mu tey kan fa fal Aly Saleh Diop naw leen la ñoo bokk même turandoo ñoo bokk kenn ku ñu leen tuddi fal ko ministre de l'élevage Macky dafa jël décision liggéey li des ci mandat bi te jàpp ne Idrissa mi bu ànd ak moom dana ko jàppale mu dem ànd ak moom mais nit ñi nag li bari mënu leen ko leeral man li ma ci xam mënu maa toog ci télévision di ko leeral non mënu ma ko leeral il faut programme rek mooy am affaire yi saa si ñu xam ne lii moo xew parce que ñu bari dañ ne dil la mais après mi suñ kanam waaw. jërëjëf sëñ Moustapha ñoo ngi lay jaajëfal ci jàppandil gi nga xam si ne jàppandil nga ko jotaay bi di la remercier tamit ci xam-xam bi ak idée yu rafet yooyu nga xam si ne wàccal nga ñu ko di jaajëfal mbokk yi nga xam si ne ñooy bàyyi xel Rafah TV rek xanaa di la jox kàddu gi nga tàggatoo ko mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi. waaw jërëjëf di santaat yàlla bu baax a baax mi ñu may kàttan ak xel ba liñ bëggoon it ñu def ko ba mu yegg ñu ci sant yàlla bu baax. di sant yi Rafah TV barab bi moom duñ ci gan def nañ fi ay émission sëñ Mourtala mi bi ñuy ànd booba jàpp naa ne jumtukaay bi sax booba jàpp déggutoon kon lii moom lu nu yàgg ànd ak yéen la di ci sant bu baax di leen féliciter aussi ci engagement bi liggéey yu bari dañ koy topp ñaan suñu borom def ko télé bu mag ba yéen ñi kenn ku ci nekk man cee jariñ di sant aussi bu baax di profiter ci occasion bi di jaale ñi nga xamante ne famille ñi nga xam ne seeni doom des nañ ci gaal yi di ñaan sunu borom wuutale leen lu gën loolu képp koo xam ne yaa ngi woon ci yoon te départ ba pare sunu borom tëbbal la kàttan leeral yoon wi ba nga yegg ci jàmm ba nga dellusiwaat sa njaboot te fekk ci jàmm. jërëjëf sëñ Moustapha Missiré ñu ngi lay sant ci kàddu yooyu di wax amiin rabbal aalamiin ca bis bu loolu di am rek yàlla na nga fekk njariñ lépp incha allah ñi ngi jaajëfal mbokk yi nga xam si ñoo doon topp Rafah TV di leen jox dig daje ci yeneen information rek jërë ngeen jëf. Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer